nangoo interview bi ñu bàyyi la nga nuyoog internet yi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di présenté man Abdou Karim Gueye seen frère di leen bëggee di bëggee Infos Rewmi sama mbokk yi di bëggee aussi ñi ñëw ñëpp tey ci bisu yi nga xam dañuy xeex mbon yi rawatina wàllum góor jigéen nga xamante ni moom la ñuy xeex saa su ne. journée bi tey lu ko waral. waaw journée bi tey li ko waral dafa nekk loo xam ni yàgg nañ ko xeex amaan na xëy na du tey amoon na fi bi mooy ñaareel yoon muy am maanaam pour wane sunu naqarlu ci dooleel bi ñu dooleel góor jigéen Sénégal pour wane ni julit yi ak julitu dëggu yi ak imaam yi nga xam ne ñi ngi fi association des imams yeeg ñëpp yi nga xam ne ñoom gëm nañ xeex bi te yàgg ci jàpp di xeexal diine raxuñ kook dara ñooy daje fii di ñaxtu ni Sénégal ni ñuy doolelee góor jigéen ak ni ñuy yàqee mbon yi mooy ànd sàmm jikko yi ak yeneen imaam yeeg yëpp quoi loolu moo waral taxaw. mën na ci à peu près yan mouvement ak yan ligue des imams ñoo fi dajante. waaw xam nga association ligue des imams bu ñoom Al Amin Dramé imam Dam ànd sàmm jikko yi nga xam ni waa ANCA ñoo ci nekk ñoom Babacar Mboub comité de défense des valeurs morales Adama Mboub ñoom Cheikh Oumar Diagne ñooñu maanaam murit xaadir Tidiane Layen julit yi Ibadou Rahman ñoom ñëpp ñoo booloo créé benn kii tuddee ko ànd sàmm jikko yi ak ñoom Oustaz Matar Sarr ñoom ñëpp ñoo booloo nekk di dox ci lépp loo xam day yàq valeur yi Sénégal ci wàllu diine. maa ngi dégg nag sëñ Aïdara Mbacke bu Daaru Musi yónnee na gis naa ay nitam ci kanam. xalif général des Mourides yónnee na xalif général des Layen maanaam xalif général des Tidiane xalif yëpp ku nekk yónnee na sa représentant bu ñëw taxaw fii ànd wan ni ñoom dañuy naqaru li nga xam moo am Sénégal muy négligence bi ñu négligé valeurs yi ak jikko yi nga xam ne mooy base lépp. Jamra ndax ñu ngi fi. Jamra gis ma leen fi de. ñëwuñu parce que. ñooy Jamra Waliye ñooñu doon leen gaaw a gis fi de Jamra Waliye doon leen gaaw a gis de waaw. mais classe bi amoon diggante waali bi coon bi moo tax ñëwuñu wala ñoom d'habitude du ñuy faral di ñëw. Babacar pour ne pas insister si yenn affaires yi xam nga gis nga àdduna nit looy wax rek da nga koy waxal sa bàmmeel gis nga vidéo yi nii kenn xamul yàlla rek moo xam tey man su ma deewoon kenn xamul man xamul kañ laay dund xamul kañ laay dee dañ koy tegaat comprendre nga kon damay ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu may wax ma wax ko dama teg ko ci dëgg rek te yàlla dimbali ma ci ba ma nekk ci dëgg bi te bañ ciy gis sam bopp. Jamra dañoo yàgg nekk fii te xeexaluñu diine bi loolu dëgg la waxuma ko pour dénigrer leen wallahi la azim dama ko wax juste rek pour xam nga pour sénégalais yi yeew balaa ñu leen ñu nax mënuma concevoir imam kuy xeex nga ne depuis 35 ans yaa ngi xeexal diine di xeex valeur nga toog ak Thione Seck ci benn table Thione Seck ne day lekk xaalis góor jigéen te neewoo ko soo ay bàyyi li ngay wax te geddoo jug dem est-ce que comprendre nga mënuma concevoir yooyu genre affaire yooyu c'est que Jamra bu ñu doon xeex moo tax ma Latif Gueye kooku doon xeex kat soo ay kooku da doon wàcc ci mbir bi di xeex Latif Gueye dóorante sax bañu ko ci woon xanaa mu tey noonu la à chaque fois noonu la nag mais affaire yi c'est-à-dire xam nga yàlla alxuraan moo ko wax aaya bu wér la mission yi ma leen jox boo leen ko fayiree dinaa ko nangu ci seen loxo jox ko ñeneen ñu ko taxawal boo xam te ñii ni xeeb laa koy jox ñooñu doxal ko doxal boo xam ni mooy raw ni ngeen ko doon doxalee parce que kàddu yàlla bi kenn mënu ko téye. mais est-ce que jàppoon nañ seen xeex bi peine perdue la parce que boo leen xëyee am loo leen dénoncé am na leen lu gën a garaaw luy ñëw c'est-à-dire mbon gi dafay gën a yokku bu ñu waxantee dëgg est-ce que seen xeex benn instant am na njëriñ. waaw xam nga Babacar dafa am loo xam ni il faut Sénégalais yi comprendre ko tamit xam des fois nga gis sax ku ne la mais yéen a ngeen di xeex fii dem leen wax leen lu tax ngeen bàyyi lii c'est-à-dire ñun dañuy def ma jox benn anecdote bu gaaw benn waay day dox ci tefes bi ànd ak jabaram gis ay genre étoile de mer ay affaire yoo xam bu ñu génnee ci tefes bi ngelaw bi leen ëppee dañuy dee ay milliers de milliers génn ci tefes bi muy jël di sànniwaat muy dugg ci ndox jabar ñu ne ko mais mënoo sauver yi yëpp mu ne ko mais bii sauver naa ko c'est-à-dire ñun tey xam la ñuy def suñu devoir rek la ñuy def so waay yàlla du defal nit lu mu mën yow li nga mën yàlla du la ko defaral de yàlla da ngay def li nga mën mu defal la li nga mënu léegi nag li ñu mënul ñun mooy ñëpp baax ñun mënuñu ko loolu yàlla moo ko mën lu ñu mën mooy leeral nit ñi ak mbaax nit ñi topp ko point final léegi comme kii dafa war a baax par force kii déet yàlla moom nit ñi de mais ñun dañuy jéem a fexe rek nit ñi xam ne ñun ñu ngi fi di xeexal mbaax di def le tout pour ñu fexe ba xeex naanum sàngara fexe ba xeex ay prostitution fexe ba xeex nangam après ñu xam ne taxaw nañ ci keroog boo wax joxe tey taxaw nañ xeex moom laa la sànq ma nim si Latif Gueye yàlla na ko yàlla yërëm tey dañ koy lim ci xeex mbaax tey ay drogue yëpp moom moo ko criminalisé Assemblée nationale mais kooku loolu mbaax moom yàlla na ko fekk ci bàmmeelam c'est que loolu la rek ñun suba dañ fiy jógee ñeneen ñëw yeggali àdduna bi loolu la. Karim lan moo tax bi ñu déggee imam bi nga xam ne moo nekkoon fii ci Kër Massar jàpp ay xale yu jigéen ñu ndaw ay 4 ans di leen sexal awraam di leen violer lu tax dégguñu la ci loolu. waaw mais xam nga loolu kooku du imam xam nga man dama bëggul titre imam ñu koy tegal yenn ñaawteef yi imam moom moo doon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam imam mooy alquran buy dox so waaye am na ñaawteef yoo xam ne ku ne la imam moo ko def dalay wax lu ko neex imam defu ko ci def loolu du imam maturité la alquranul karim la booy dund buy dox kon kuy def ñaawteef yooyu doo imam daa am nooy mel léegi nag man bañ naa man ku naan imam la ne dafa violé imam du violé
yonent bi ne ñu gën seen moo ñuy jàngale alxuraan ba noppi di ko jàng. mais imam lañ ko mën tuddee ndax fam maanaam liñ jàpp si imam mooy ku jiite ci jàkka ji. moom nekkatul imam nag gradam day wàcc nekkatu ko. Jamra dénoncé woon nañ fi. imam bu yor baar biir Grand Yoff. waaw non loolu amul woon imam daam dina ci wax lu leer laaj nañ ko confirmation yi amul c'est-à-dire yooyu yoo xam ne ñoom ay genre out buzz yooyu la rek mais loolu amul néew ma nag am nañu bondé mën nga ñëw góorgóorlu ba am dimension degré ñëw am nekk kilifa après nga def fa doyadi boo xam ne sa kilifteef day wàcc dootoo yor ci maqaama boobu dootoo yor ci dimension boobu dootoo yor ci grade boobu comme benn soldat bu def naka su noonu dañ koy dégradé nekkatul imam kooku benn pédophile la rek nekkatul imam. est-ce que seen programme bokk nañ ci ngeen ne programme góor jigéen nangami góor jigéen moo am programme mu càggatu gi nangami prostituée moo am est-ce que yéen a ngi jël ay statistiques di ko teg. ñi ngi ko doon def Babacar da nga dugg fu am solo xam nga man sànq bi ma joxe parole si conférence maa ngi koy wax ma ni Sénégal ñun dañuy xeex dara loo xam ñun ñoo koy dooleel est-ce que sénégalais yi nañ seede na ko ñëpp seede de président Macky Sall moo créé ministère boo xam bi ci remaniement bu mujjee def de la femme de la famille et du genre femme ci famille la bokk kon famille doy na du genre mooy lan mooy lépp luy ngóor jigéen tubaab bi waxatuñu homosexualité de genre la ñuy wax mooy mais ñeneen yi nga xam ne yamatuñ ci femme ak famille maanaam pour góor mën a nekk di am doom di adopté jigéen mën a nekk di am doom di adopté lépp loo xam ne bokkul ci famille mooy genre mooy wàllu ngóor jigéen te ñun am nañ ministère boo nee ministère de la femme de la famille et du genre am na fi bureau boo xam ni lépp luy dooleel ngóor jigéen fa la nekk bureau boo xam ne subvention yi te li Sénégalais yi xamul mooy tey ñun muy man muy yow Babacar boo jëndee crédit boo jëndee saabu boo jëndee omo dagg nañ la impôt boo xam ne trésor la jëm ci la ñuy fay ministère boobu noonu ci fay ministère yëpp kon ñun bokk nañ ci liy contribuer liy dooleel góor jigéen Sénégal loolu il faut Sénégalais yi xam ko de kon responsabilité sénégalais bu nekk la yërmande yàlla rek mu ñuy dimbali mais ñun ñëpp ñu ngi dooleel bon Sénégal léegi nag mënoo bëgg une chose ak contraire bi mënul nekk wax naa ko sànq paay ma ne leen la fa am lu am solo il faut ñu bàyyi ko xel xam nga mooy lan constitution Sénégal constitution normes yi les lois la kii yàlla bokk ci loolu mooy laïcité mooy la laïcité c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion mooy ñi amul diine ñi loolu mooy seen diine Sénégal laïcité moo ko tënk loolu mooy charte Sénégal la république elle est maçonnique dama xool révolution française lan moo indi république diine lañ doon xeex lakk église bi rey prêtre yi teg loo xam ne yéen yàlla bokk ci moom la Sénégal di doxee kon li kuy xeex ngóor jigéen yow c'est impôt bu ñu ko daggee ma ngay dem ci góor jigéen yaa ngi leen fayal fii ONG yi góor jigéen yi am doole yi am na 7 associations homosexuelles yoo xam ministère de l'intérieur moo leen jox autorisation jox leen récépissé pour ñu nekk am association góor jigéen su feebaree su demee hôpital dañ koy couvrir 50% ci feebaram bi ñun ñoo koy fay Babacar yaa koy fay maa koy fay ngañ debaa ko fay ak paate ñun la ñuy dagg loolu ministère de la santé muy jël charge yi parce que dañu jël ay subventions yoo xam mooy doxal loolu Babacar. démb dëkk bi yëngu na heure bii soo xoolee démb fii daf fees dell ñi accueillir li nga xam ne Lion bi gars yi di yuuxu bu ñu nee bon Sadio Mané merci mais Aliou Sall suñu pétrole suñu 400000 combat boobu foo leen si toll. waaw xam nga combat pétrole moom li ma wax dafa leer sax dama waxoon ne ñun dañuy supporter Lions yi dem bu ñu jëlee coupe bi jël nañ ko ñëw bu ñu ko jëlu si dañuy ñëw encore ànd dem continuer suñu xeex parce que pétrole bi moo ëpp solo ay coupe bi bu dee 5 milliards la pétrole bi 6000 milliards la 1000 milliards la ñu nekk di wax te loolu je pense que Sénégal li mu gën a soxla actuellement du ay coupe Sénégal li mu gën a soxla mooy doomu Sénégal yu yeewu ci lu leen di dimbali ci mbaax lu leen dimbali ci valeurs yi parce que loolu mooy assise bi nga xam mooy tax yow nga mën a loo yor nga ragal ci yàlla parce que affaire bi diine mooy base bi parce que am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur ci yàlla rek nga mën a wéeru am loo xam ne yow tey mooy tax nga bañ a def ñaawteef yaa ngi gis ay président oto bi lakk gars yaa ngi gis ay butéelu Perrier yu wadd ci suuf gars yi di Perrier c'est-à-dire yooyu laa la wax c'est-à-dire valeur yooyu loolu tey université boo fa demee butéelu sàngara bi jar 325 ci biti bu jar 1500 ci biti wala 1000 francs boo demee université 325 lañ koy jaayee lu tax parce que dañuy mbon gi la ñuy dooleel foofu parce que xam ne ñooy avenir Sénégal suba li ñooñu bu ñu fexee ba amatuñu diine dara nekkul seen xol ñu ñemee sàngara après léegi da ngay dem ba booy gouverner yow du sa yoon du nekk si dara moo lay dugal ci franc-maçon moo lay dugal ci lu nekk ci ñaawteef bu nekk li may wax ci wàllu équipe nationale bi gars yi génn nañ supporter ñee mais nag gagné xam nga lan la victoire boo ko amul amoo ko quoi coupe bi da nga koy gagné wala gagné woo ko gagné wuñu ko nag quoi fii ñi fi gagné coupe mooy jàngkatu alxuraan yi ñoom yaan day jóg sama yaan day jóg bi nga xam ne dañuy am ay xale jàngale ñu dem ay fu nekk ci àdduna bi di tari alxuraan di gagné coupe alxuraan yi ñëw fi ñooñu lañ war a supporter Sénégal gagné-gul dara na Sénégal gagné coupe d'Afrique balaa ñu koy supporter nañ supporter jàngkatu alxuraan yi dem ci àdduna bi di gagné ay trophée alxuraan maîtriser ko dem di ko séq ay saoudien di ko séq ay nit yu mag di ko gagné di ñëw ay doomu am Aliou Badara Ndao def nañ ko c'est que nañ valoriser valeurs yi ba pare ba am assise soo koy dem ci li ci des dëgg jëlal maire bi dama yàgg wax de la ne ñun nag bokk na ci li ñu gën a sonnal fii loo yëkkati looy wax ñu ne Sénégal dëkku jàmm la dëkku jàmm bi ñuy wax guddi ak bëccëg
ba bëgg jàmm bi mujj tax ñu nekk ci njaam te yëguñu ko loolu foofu lay waxee bëgg jàmm bu mujjee tax luñ la teg nga tegoo ko nekkatuloo ci jàmm ci njaam nga ne moo tax saa su nekk ma ne sud africain yi bu doon ñun Sénégal ñoo nekk ay sud africain est-ce que dinañ mës a dañ ci buumu njaam ñi xeex ba Afrique du Sud seen doom yi nekk ay góor tey fekkewuñu liberté bi kon dañu war a xam ne nag askan dafa war a am dignité dafa war a am honneur day am foo xam ne bu fa yeggee ci sa ngor ci sa diine ci sa pas-pas da ngay taxaw waaye jàmm ji laa wax ne buñ ko jëndee lu ne ndax jàmm boo ko jëndee lu ne bu yeggee nga nekk ci njaam te doo ko yëg salaamaaleykum. Au niveau des régions ou pas parce que gis nañu aussi lancement bi def ngeen ko fii au niveau de la mosquée inachevée mais est-ce que aussi vous pensez à cela parce que gis nañ ne jullit yi ñoo jiitu ci kanam est-ce que vous pensez à cela yi nga xam ne am nañ d'autres croyances comme les chrétiens en fait pour ñu impliquer wu aussi ci combat bi. mais xam nga dafa am loo xam ni déjà man je pense que lii du tey lañ ko lancé collectif ànd sàmm jikko yi yàgg na trop il faut Sénégalais yi xam ko nañu Sénégalais yëpp seede lii dafa yàgg nañu xeex depuis 2017 ñun ñoo fi songoon saagu Wally Seck bi Sénégalais bu ñu fàtte ni Wally Seck moo taxoon ñu caricaturé Serigne Touba seede yàlla Sénégalais bu ñu fàtte loolu Sénégal bu ñu fàtte ne Macky Sall dafa demoon taxoon ne je suis Charlie boobu ñii ñu ngi koy xeex de lii ñii yàgg nañ fi de léegi problème bi mooy décentralisation bi mooy il faut nga comprendre ni fii nii imam Aliou Badara Ndao indi na ay kaar yu bari ay taalibeem teew fii nii association Ligue des imams imam Aliou Badara Ndao ci la bokk ma nga Kaolack mooy représentant bi foofu nga dem Thiès fekk fa ñoom imam Ka nga dem foo dem imam yaa ngi fa am seeni daara di représenter lii décentraliser nañ ko bu yàgg faut pas confondre les choses de il faut ñu comprendre loolu léegi nag chrétien wala musulman amul benn diine bu nangu góor jigéen am benn diine bu nangu mbon la religion chrétienne day interdire sorlu gàtt da koy interdire ay mandi yi diine christianisme nangu ko gars yi nag ñooy xool leen neex di ko ràcc fi mu leen neexee mais diine nangu ko mais nag man en tant que musulman mënumaa yor baatu catholique défendre ma catholique man xam laay defam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam laa bëgg dëggal xam ni mooy dëgg ci man bëgg àdduna yëpp seedeel ma ko Abdou Karim Gueye man tey xaw ma ndax damay dee wala du ma dee suba damaa bëgg ngeen seedeel ma tey ni man damaa bëgg charia imposé wu Sénégal man loolu laa gëm man bu ma kenn dugal si leneen waaw. on a vu que Bijou Ndiaye mu wax loo xamante ne dafa saaga imam yi loolu ngeen gis te imam en tant que musulman nee nañu institution la réaction bi nga war a am wala ba nga déggee loolu ban analyse nga def ci Bijou Ndiaye ak comportement bi mu yor ak taxawaay bi mu def pour défendre Wally Seck et sa famille. waaw mais kan mooy kooku peeru daal la wala carax xaw kan la mooy kan nga ni parce que Bijou du tur takkaay la man Bijou takkaay laa ci xam de xaw ma kooku de xaw ma ko de ba ma waxoon identifié mu wax ma ne kii kan la quoi lan la def Sénégal mooy kan lan la représenté bay wane wax ci ay imam ma mun ko tontu quoi mais mooy kan lan lay def lan mooy liggéeyam lan lay existé kooku mooy kan mais kon man mën naa fi nekk di xeex ay mbon di wax ay safir Wally Seck aw ma jotam sax kooku existé wul déggoo ma ne xaw ma ko bay xam lu mu wax existé wul ku amul ci man kooku mënu ma ko tontu su ma ko xamoon ba xam ni kii am na lu mu def Sénégal am na lu mu représenté am na ma xam lijjanti li mu wax mais ko wax waaw loolu moo tax moom laa expliqué ma ni wax dëgg yàlla pour man kooku existé wul te man aw ma baat